ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci mbir boo xamante ni moo ngi bàyyeekoo ci dernière sortie Ousmane Sonko bi nga xam ni dafa def ay révélation yu garaaw ñeel kaaraange biir réew mi mais yamu ci dafa interpeller képp koo xamante ni dañ lay woy journaliste wala suñu genre yi nga xam ne ay lanceur d'alerte lañ ngir ñu xóotal ko xool li nekk ci biir. ñun yaakaaroon nañ ci sax balaa moment bii këru taskatu xibaar yi daañ ko yaatal def ci ay vrai débat wala ay enquête ay investigation ndax dafa concerner suñu stabilité réew mais ba léegi gis nañ ni mu demee amul topp bi ci war te monter cette information yooyu noonu méttiwul jarul dagg bi avion dem ba France wala Londres pour vérifier ñun jour bi Ousmane Sonko defee déclaration am tudd ay tur. yéen journalistes yi def leen tuuti recherche rek naa leen ci jox benn am na société bu ñuy wax Covosis SA. nga xam ne nee na société la boo xam ne affaire sécurité affaire nangam ki ko jiite du gëj Ndakaaru semaine bii ñu jógee fii rek mi ngi woon fii c'est des sociétés de mercenaires yoo xam ne buñ leen yebalee tey ne leen dem leen liquider Ousmane Sonko ñu def ko te ñu ngi traité ak gouvernement Sénégal. bi mu waxee lii automatiquement dañoo recherché ba tombé ci société mercenaire bi Macky Sall dugal Sénégal mel ni Sénégal amul armée mais jour boobu boo recherché da ngay tombé ci profil propriétaire société mercenaire bi Sonko cité. muy Covosis SA te ki ko moom di Laurent Clerc paaru société bi yëpp moo ko moom moo nekk nii ngeen seen ñoo ngi basé wu Suisse moom itam Laurent Clerc ngeen di gis fii ak photom mais quelques heures gannaaw bi Sonko pare déclaration am waa ji dafa supprimer photo profilam ci compte LinkedIn bi mu créé ak yenn information personnelles yi ci même jour bi Sonko defee déclaration kon nga xam ni am na lu ñu nëbb te waa ji mooy kan moom Laurent Clerc spécialiste la ci wàllum précision de tir. doo leen seetaan film américain yi gis ñi ñuy woowee ay sniper ñoo xam ne dañ leen di fay ngir ñu yéeg ci ay immeuble di tirer ci kaw ay personnalité waa ji xam-xamam ci loolu la màcc mooy spécialité am lu ñu visé ba tirer ko rek du mooy. ñii la Macky Sall dugal Sénégal ak yeneen defkatu ñaawteef yu ci mel ni Tony Blair Nicolas Sarkozy ak ñeneen daañ ci ñëw benn par benn pour ngeen xam fi ñu Macky Sall bëgg a yóbbu te ñu baree bari ñu ngi nelaw donc lii buñ ko noppi waalee rek. amel ak sénégalais yi ba noppi doon complice ci li nga xam ne ñu ngi koy tëgg ci ndodd askan wi lu graaw moo nekk di xew Sénégal dafa nekk ci danger moo tax jour bi Sonko defee déclaration coggalu Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ni dañ leen di fay ngir ñuy commenter ak manipuler ci réseaux sociaux yi dañoo ñëw ci vidéo bi ñu publié woon ci même jour bi jagleel ko Gaston Mbengue loo xam ni ça n'a rien à voir joteewul ak dara sorti Sonko bi Gaston Mbengue ak dil yi muy tëgg nguuru Sénégal lañ doon leeral coggalu Benno Bokk Yaakaar yi fàqee ci àll ba naan ñu yéen ay pro Sonko ngeen pour bañ xam naa ñun ñu wax ci révélation yi graaw yi Ousmane Sonko def ci même jour boobu noonu maanaam dañuy jéem a teg xel partagé wuñu woon vidéo bi déclaration Sonko bi mais depuis boobu ñu ngi doon gëstu li mu wax fan la ko jëlee ndax wér na am déet buñ ci noppee digtal ko sénégalais yi parce qu'il faut que ñu comprendre stratégie yi nguur gi di teg jamono jii képp koo xamante ni yaa ngi gëstu di leeral sénégalais yi li ñuy tëgg ci seen ndodd di ko wax ci kàllaama gu leer naññ dañ lay taxé de pro Sonko liñ ci jublu mooy nga bàyyi leen ñoom ñu noyyi ñoom ñi nga xam ne ñu ngi yàq réew mi concentrer sa temps ak sa énergie gépp ci weddi wala wane ni man bokkuma Pastef da ngay wax pour intérêt Sénégal comme que ñoom Ousmane Sonko mooy seen problème ñu taxé la de pro Sonko nga nekk fa di weddi bàyyi leen ñoom ñu nekk ci réew mi di gundaandaat di def lu leen neex fekk boobu askan wi yëgul moment bi ngay concentré wu ci ay détails ñoom ñoo ngi wéy di dégg seeni pexe ngir noot askan wi. donc yenn combat yi boo ci engagé wooyee da ngay xam li tubaab di woy priorité yow mënoo gis koo xamante ni dañ ko fal jox ko moyen état bi yépp ngir mu defar réew mi mais dafa wëlbatiku nekk noonu sénégalais yi di tëgg ay pexe di recruter ay mercenaires di leen jëlee bitim réew jaay suñu réew tubaab yi nga bàyyi kooku nag di concentré wu ci koo xamante ni moom dénkaguñ ko ndombal tànk na ko doxalal koo xam ni dafa am point yoo xamante ni dañ ne képp ku yóotu réew fii ci Sénégal léegi dootuñ ko nangu da ngay leeral mbir yi. mooy ndax franc-maçon nga lan mooy sa position ci wàllu ngóor jigéen suñu digganteeg France ban taxawaay nga ci am nga wax ko publiquement àdduna gépp di dégg mais loolu yan politiciens ñoo ci ñemee jël position Sénégal mu leer naññ dañuy bàyyi sénégalais yi jàngatal seen bopp réew mi dof-dof lu moo fi am ak di jéem a faire le malin kon ku yaakaar ni di nga ñu jéem a manipuler ci ay simple commentaire ba soppiloo ñu ñun suñu doxalin wala nga am combat personnel buy mën ak Ousmane Sonko bëgg ko la ci jàppale maanaam règlement de compte xamal ni du ci ñun ko koy jaare ñu newuñu fi di layam yi naan dañuy yemale pouvoir ak opposition déjà waaye di mënul weesu loolu position bi ñu jël dafa leer naññ te nëbbuñu ko mooy ñi yor actuellement Sénégal di ko doxal duñu ay nit yu baax ñëpp leen gën
ay poson yu bon lañ yoo xamante nii fekk ñi ngi ci boppi réew mi ci fitna ak jafe-jafe la ñuy nekk. léegi nag ñooñee ak ñi leen topp weddi wu ñu dañoo bon weddi wu ni seeni loxo setul mais li ñu bëgg a wan sénégalais yi mooy ñun dong bonuñu waa opposition bi ñoo ñu gën a bon fuuf. ci loolu nag la ñuy nekk suba ngoon bëgg ko wékk nag cay sos ak tappale di wut tamit ku leen ci jàppale ñun nag duñu jàppale kenn cay sos tuumaal ak complot lu ñu dugg dafay leer. yàlla daf ñu dimbali ba cay keppaaru mag la ñu yaroo ba dévier ñu yombul dox suñu xel tamit yombul comme que xam nañ ni fi ñuy laal mi ngi métti ba gars yi di jëfru tàmbalee ko ci président bi naan yee yaay dañuy jéem a détourné te yàlla xam na ni ba ñuy yeewu ñoom ñi ngi nelaw dañuy làbbali rek ba noonu Sénégal yi di ñu abal ndax baaxuñ ci réew te di ngeen ci xam dara ci biir vidéo bi danger bi nekk Sénégal ci guute gi nga xamante nii suñu réew ma ngi fay jëm te kenn kott moo ñu ko yóbbee mooy Macky Sall. ci déclaration Ousmane Sonko dafa cité ku ñuy woy Tony Blair ne woon premier ministre Royaume-Uni diggante 1998 jàpp 2007 muy nag ku doy waar daañu ñëw ci scandale yi nga xamante ni daf ci impliqué wu te actuellement mu bari loolu tànk Sénégal di conseiller itam ki nga xam ne mooy Macky Sall. xam nga Sonko dafa ne waa ji ñëw na fi lu mu tuuti ñeenti yoon mais ñun suñuy recherche daf ñu wan ni waa ji daf fi sax créé depuis 2019 benn cabinet bu ñu naan Tony Blair Institute for Global Change. Tony Blair créé na cabinet de consultance biir Sénégal depuis 2019 loolu ñoo ko dolli ci information yi gannaaw suñu gëstu benn waay bu ñu naan Seamus Jefferson moo ko fi teewal fii ci biir réew mi moom Tony Blair bu amee temps di fi jaar di gis ak Macky Sall di ko jox ay orientation. Sénégal amul président lii faaw ñu xam ko moo tax en février 2020 Jeune Afrique defoon benn dossier bu yaatu dippee ko Tony Blair l'homme qui murmure à l'oreille des présidents africains waa ji nga xamante nii mooy dee njiite réewu Afrique yi boo demee sax ci biir dossier bi Macky Sall mi ngi ci biir boole nañ ko ci président africain yi nga xamante nii Tony Blair moo leen di conseiller. may wax ni loi bi boo ko jëlee dafa di loi boo xam ne dañ ko dem copier ci li ñuy wax terrorisme act muy loi antiterroriste bi nga xam ne Tony Blair bi muy nekk premier ministre Grande-Bretagne en 2006 moo ko woteelu loon waaye may fàttali collègue ni bi mu koy wotelu dafa fekk mu amoon attentat yi amoon Londres en 2005 nee naa ba tey jii de déggaguma ñu ne Sénégal terrorisme am na fi mais loi bi fa lañ ko jëlee boo jëlee loi boobu jël loi bii Macky Sall jàllale da ngay gis ni dañoo dem copier rek coller ko. projet bi nga xamante ni Sonko wax na ko ñun seet nañ ko ba gis ko effectivement 2006 lañ ko tëggoon boobu Tony Blair moo ne woon premier ministre Royaume-Uni ngir nee na xeex wàllum terrorisme te boo gëstoo document bi copie collé la par rapport ak loi bi nga xamante ni Macky Sall daf ko voté lu barki démboo Njaay mais différence bi ak waa Royaume-Uni mooy bañ ko fay jéem a votélu acteur politique yépp la ñu woo waxtaan bokkut ak Sénégal bi nga xamante ni benn doomi aadama muy Macky Sall moo xëy rek daal di koy votélu yëgulul kenn ñoom ci seen réew dañ ko waxtaanee ñu bari daal di koy rejeté ndax dafay salfaa ñàkk ak yelleefu doomi aadama yi bañ na ko ba jamono jooju noonu ku ñuy wooye Sir Ken Macdonald nekk directeur des poursuites judiciaires maanaam kiy topp dossier wu ñi am jafe-jafe ak wàllum yoon dafa ni woon les actes de violence illicites sont proscrits par le droit pénal, ce sont des crimes punis par la loi. Et nous devrions reconnaître qu'une certaine retenue en matière de législation antiterroriste est nécessaire pour établir une procédure efficace et respectueuse des droits de l'homme. mu ne lépp lu jëm ci violence suñu réew dafa tëral ay daan ba noppi kon bu ñuy tëgg yeneen loi jëm ci xeex wàllum terrorisme war na am fu ñuy yem ngir bañ a xañ doomi aadama yi seen àq ak yelleef. Tony Blair lii la ko waa réewam tontu woon rawatina ñi yëngu ci wàllum yoon ba mu bëggee woon dugal projet de loi bii nga xamante nii daf ci mujj amal ay coppite. léegi loi yu bon yooyu noonu la waa ji copier daal di koy conseiller Macky Sall bi nga xamante nii ba mu koy votelu amul waxtaan sollicité wuñu acteurs politiques yi société civile dañ ko forcer pour nee na tiital askan wi lii dafay wane ne encore une fois que Macky Sall respecté wuñu jox ñu benn cër. Tony Blair nag du koo xamante ni ay loxoom dafa set ba naan dafay conseiller Sénégal wax dëgg fa yàlla suñu réew ñàkkul ay borom xam-xam ay kàngam yu mën a apporter seen expertise ngir Sénégal mën a jëm kanam. benn mooy dafa war dëkkam moom Tony Blair gannaaw ba mu engagé ay soldats wu réewam yóbbu leen Irak ànd ak États-Unis jamono George Bush en 2003 ba 179 soldats britanniques téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti soldats ñàkk ci seen bakkan
benn rapport moo ko weer ni non seulement intervention boobu noonu mënoon naa ñàkk mais aussi Tony Blair dafa jibaloon ay fausse information ne Irak dafa amoon arme nucléaire juste pour lewal intervention au Royaume-Uni. Ndekete loolu lépp dara nekk ci woon dëgg. Finalement waa dëkkam ñoo mujj organiser ay manifestation di ko accuser moom Tony Blair de criminel ndax dafa sacrifier seeni doomi réew ci loo xamante nii dara newu ci dëgg. waa ji boo demee dëkkam tekkiwul dara kii la Macky Sall indi Sénégal pour mu conseiller ñu. beneen scandale bu ñu koy toppee dëkkam mooy wàllum financement politique yoo xamante ni jaarul yoon ndax mboolem organisation politique da nga war a def say état financier ñu xam foo jëlee koppar. moom Tony Blair ndeke dafa amoon ay lobby yu ko doon financer xaalis bu bare bari depuis Italie en 2006 mu ko doon nëbb. même trésorier partem sax yëgul woon mbir yi kii mooy Tony Blair. am na yeneen yoo xamante ni sax buñ ko doon lim fii la ñuy fanaan ba ci vie privée ak digganteem ak secrétaire bi juróon coow lu bare bari fële ci Londres. donc nit la koo xamante nii woyam rafetul sacrifier na askanam dafay dundee wàllum corruption am na histoire bu doy waar ci wàllu mœurs kii mooy conseiller Macky Sall kon imaginer leen fan la Sénégal jëm. am na ku ñuy wax Jean-Louis Bruguière nga xam ne moom ab juge antiterroriste la woon foofu ci tugal ca France tey moom mooy haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme. kooku du gëj Sénégal 26 mai 2021 bi rek mi ngi woon fii ab mercenaire la léegi boo xam ne Afrique yépp Togo Sénégal fu ne day dem ñu koy defal ay contrat yu duun nag mu ne moom moo leen di conseiller ci mbirum lutte contre le terrorisme. Jean-Louis Bruguière moomu noonu comme ni ko Ousmane Sonko waxee benn juge la woon biir France jëm ci wàllum terrorisme mais dañuy taxaw ca la mu def France. ngeen mën a comprendre lan mooy mission am suñu biir réew yi rawatina wàllum terrorisme bi nga xamante nii dañ ne la ñuy xeex. le 8 mai 2002 dafa amoon benn attentat suicide benn waay buñ ne dafa explosé loo boppam ci dëkk buñ naan Karachi di ville bu gën a rëy Pakistan fukki doomi France ak benn doon liggéey direction des chantiers navals ñàkk ci seen bakkan. gannaaw attentat boobilee visé woon ay liggéeykatu français ñu jébbal dossier bi Jean-Louis Bruguière mi Ousmane Sonko cité sànq mais naka la def waa ji dafa def lu ñuy woy faux témoignage maanaam jibul lu amul ndax ba ñu defee enquête bi ba noppi dañ ko jébbal rapport yépp boole ci autopsie bi nga xamante nii def nañ ko ci waa ji ñu njort ni moo claateel bomb daal di rey doomu France yi. Jean-Louis Bruguière sàkkal pexe autopsie boobu noonu daal di ko nëbb njaboot ñi ñàkk seen bakkan daal di koy topp ci yoon mais ba ñu demee ci yoon médecin légiste bi nga xamante nii ñu ngi koy woy Dominique Leconte moo ne Jean-Louis Bruguière ci boppam la jébbal original rapport autopsie bi parce que dafa doon insister ngir ñu jox ko dossier bi. beneen médecin bu naan Walter Verhoeven moom itam daal di témoigner ne le 2 juillet 2002 à 14h la jox Jean-Louis Bruguière dossier bi maanaam autopsie bi ak liy firnde ni jot na ko. ndeke li taxoon Jean-Louis Bruguière nëbb autopsie boobu noonu mooy rapport autopsie bi dafay écarter teesu terrorisme bi maanaam du ab jullit comme ñoom niñ koy woy jihadiste moo kalaateel bomb ci kaw ay doomi France. xam nga enquête bi fan la mujj mooy dañoo njort ni après la bu ñoom Édouard Balladur ne woon premier ministre bu France jamonoy François Mitterrand santaane pour nëbb benn scandale financier bu amoon en 1994 biir direction des chantiers navals bi 11 français yi nga xamante ni dañ leen a rey ndax ci xaalis boobilee le François Mitterrand financé campagne Édouard Balladur en 1995 ngir mu gagné présidentielle yu France. malheureusement Jacques Chirac moo mujj toog finalement fan la enquête bi aboutir est-ce que newul ñoom Édouard Balladur est-ce que newul ni ñoom ñoo sacrifié doomi France yi doon liggéey ci entreprise boobilee ngir nëbb yenn mbir yi ba noppi nag sàkku ci Jean-Louis Bruguière bi ñu dénk dossier bi mu nëbb autopsie bi nga xamante nii dafay firndeel ni newul ku ñu woy terroriste moo ray doomi France yi autopsie bi dafa dàq loolu Jean-Louis Bruguière nëbb ko depuis 2002 France mi ngi topp mbir yooyu noonu ngir mu leer te newul la première fois Jean-Louis Bruguière ñu koy tudd ci mbir yu nu mel crise Rwanda bi moom moo yoroon dossier bi mais gannaaw bañ ko remplacer ba noppi ndekete moom Jean-Louis Bruguière ci ay faux témoignages ay faux documents ak ay traductions yoo xamante ni wérul la doon sukkandiku ngir mën a détourner salfaañi suite enquête bi kii mooy Jean-Louis Bruguière waa ji nag moo ñëw suñu réew yi ne yee yaay moo ñuy jox ay conseil ci naka la ñuy xeexee terrorisme naka la ñu war a mën a aaree suñu bopp xam nga li fa la nar a mujj comme que waa ji léppam foo la gis ngeen ni ñu reyloo ay doomi France ne ab terroriste moo ko def alors que loolu lépp dara amu ci ba noppi complot ak Jean-Louis Bruguière ngir nëbb autopsie bi méthode yii nag la ñu bëgg a appliquer suñu réew yi maanaam daañu simuler ay attentat bu ñu moywul naan terroriste yaa ngi fi
kalaate lay bomb lépp pour Macky Sall mën fee toggaat alors que ay tappale neen la gars yi programme de déstabilisation la ñuy tëgg lii faaw ñu bàyyi ci xel. mooy ñoom dama bëgg Sénégalais xam dañoo am benn stratégie boo xam ne pour mu dox il faut ñu njëkk a tiital Sénégalais yi la ñuy waaj a def mooy lan damay wax Sénégalais yi ne acte terroriste bu fi amee Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ko def parce que ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox attan nañu clateloo fi bombe créé fi acte terroriste pour ne li ñu leen doon wax yépp a ngi nii nag daal di gaawantu jël ay pouvoirs spéciaux mooy dooleel Macky Sall ne ko am nga sañ-sañu ku yëngatu nga dóor parce que le pays est en guerre bu dee ci corona bi rek nga fi andi woon loolu ku yëngatuñu dóor parce que nee na dañ doon guerre ak benn microbe bu kenn gisul ku yëngatu ku fi 19 heures fekkoon nga taat nga ngay dogg a wàcc sax amoo kaar ñu fekk la fa duma bis bu ñu kalaatee li ñuy kalaatee ba pare dina ne nag Serigne Seck mouvement citoyen ñëpp waxoon naa leen nous sommes en danger donc pouvoirs spéciaux te sénégalais yi nañu xam ni nag bu boobaa amul kenn ku ciy mucc koo xam ne neewoon nga ni ànduma ak Macky Sall ku ci ne ànduma ak Macky Sall moo xam citoyen nga moo xam mouvement citoyen nga moo xam société civile moo xam parti politique nga moo xam syndicat nga xamal ni jaas gi na dal sa kaw. donc il faut que ñu xam fi ñu nar a jëm ak Macky Sall ay bandi ñoo ko wër ki fi mujjee ñëw mooy Nicolas Sarkozy ñëw na Sénégal ndànk daal di ñibbiwaat gis ñu benn média ba ci RTS wane ko ak lañ fa waxtaanee yaakaar naa jarul sax ñuy revenir ci Nicolas Sarkozy mooy kan. vidéo bi ñu defoon ci naka la France déstabiliser suñu zone yi ñoo ngi fay expliquer fi mu jaar Kadhafi taal bi mu taal Libye moo répercuté wu Tchad Mali ak yeneen réew kuy wër nit ku bon jàppal Nicolas Sarkozy ñii nag ñooy ay conseillers Macky Sall di tëgg ak moom ay programme ngir xool luñ koy tegaatee ci bopp réew mi parce que instant bii France amul beneen candidat bu wóor maanaam benn marionnette boo xamante nii dañ ko mën a manipuler di ko defloo di ko wax loo Macky Sall dong moo fi sës ngir def loolu. def nañ seeni sondage gis ni Macky bariwul soppe ci biir réew mi koo gis mu koy défendre soit ñi ngi koy compal ci gouvernement bi wala mbokkam wala mu yaakaar benn poste wala liggéey bu ndaw mooy boy yu topp yenn ministres yi ak DG yi di dunguru ndeysaan ngir am xëy kon gis nañ ni Macky Sall moom sénégalais yi suur nañ ko buy génn dafay fay xaalis pour ñu teeru ko donc lenn rek moo leen dese pour tegaat ko ci bopp réew mi mooy déstabiliser Sénégal ñu ne dëkk bi amatul stabilité donc élection mënu fee am te il faut que ñun sénégalais yi ñu jiitu leen ci sensibilisation bi xamal askan wi li ñuy waaj ndax ñun Sénégal li ñu sauvé ba tey mooy bu doon examen dañ naan am nañ fuite bi ba noppi amuñu droit à l'erreur xam nañ ni bande yi doxalee ci yeneen réew ba daal di koy taal léegi ñun dañ leen di jiitu ci scénario yi ñuy waajal xamal ko sénégalais yi ngir neenal seeni pexe boo leen gisee Macky Sall di rey boppam ci réseaux sociaux yi mbir yi tere ko nelaw lii dong moo tax dafa jënd yenn ci médias yi nga xamante nii ñoo waroon leeral yenn mbir yi mu yaakaaroon ne loolu moo koy may jàmm far nag complot yi projet yi ñuy tëgg yépp ci réseaux sociaux yi lay leeree li ñu war a xam mooy Macky Sall bëggul Sénégal kuy wër ennemi Sénégal numéro 1 jàppal jëmm ji ndax dafa iñaan mënul weesu sa dëkk dafa la lépp jox la bépp xeetu ndombal tànk nga wëlbatiku na yow di nga taar réew boobu noonu balaa ngaa dem juste pour intérêt tubaab yi ak protéger sa bopp ak sa njaboot gannaaw ba ngeen sàkkale pexe suñu pétrole mais lu mu ko jaral benn jaral nañu ko fukk ndax yàq gi mu yàq suñu réew te gannaaw loolu lépp ñun ñoo fiy desaat ak suñuy jafe-jafe nekkaat di tabax yàqu-yàqu yi nga xamante nii daf ko fi bàyyi kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf